notre plateforme d'information. bi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi faral di ñu seetaan ci seen biir émission Femways sur feelingdakar.com et Feeling Dakar TV comme ni ma koy waxee saa su ne dal leen ak jàmm. damay commencer di leen baalu àq te di leen baal àq bu baax a baax ci fête bi ñu jógee di ñaan yàlla baal ñu àq jéggal ñu tey nag ki may recevoir nit koo xamante ni nag ku ne korité ne fête ku ne fête ni sañse ku ne sañse sa xel dafay dem ci tailleur yi te Sénégal yëpp. ànd nañu ne moom ciseau moo dee ci loxoom boo kon nag damay kontaan ak mbégte di dalal Modou Gueye nag moom mooy borom héritage couture du ma ko présenté dama koy bàyyi rek mu nuyoog yéen Modou na nga def. maa ngi sant bu baax di nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant comme li nga fi nga daanale rek lay tàmbalee parce que dañoo jóge ci weeru koor. ñu def korité di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq. di ñaan yàlla tamit fekk ko déwén yu bari waaw di leen nuyu yéen tamit waa Feeling Dakar di leen sant daal. Modou fi may commencer mooy le nom héritage. ça en dit long héritage exactement fan la jógee. waaw héritage moom xam nga dafa jógee ci comme li ñuy wax rek comme li ñu naan tëbal kéwél du tëb doom jëbët mooy héritage dafa jógee mooy ndono. parce que lu nit doon moom maanaam buy jógee ci ay parents am lay jógee ñu am ay famille boo xam ne dafa yaatu ñëpp di ñaw ñu am papa yoo xam ne dañoo ñaw ku mel ne sam papa doon ñaw Mor Gueye Xaar ku mel ne Jongoma Maara ak famille bépp boo xamante ne nii maanaam sant nga Gueye suñ maam ñaanaloon ci nag suñ Xaar Gueye ci ñaw loolu moom moo indi héritage. couture bi da nga ko jàng da nga def formation wala comme ni nga ko waxee da nga ko doon ñëw rek am loxo bi di dagg. waaw xam nga nit moom donn day jóge ci deret. waaw mais noo gis rek nit ki dina am jaar-jaar bu muy jaar ndax dañoo jàng métier. biñ jàngee métier bañ ñaanal ñu ber ñu loolu topp ñu. suñu xel dem ci lool parce que boo xoolee famille comme li may wax famille bu ñu am day ñaw am naa frère buy ñaw bu tudd Modou Gueye mu ngi fii Paris. am naa frère boo xamante ni mu ngi ville moo nekk Abdou Diop moo nekk galerie ak Fallou Gueye Dakar Mode. moom moo nekk HLM. mu nekk famille bu yaatu boo xamante ni ak sama frère yi nekk Pikine ñoom ca Semoga. ñoom ñëpp dañuy ñaw kon li ñuy wax rek loolu moo indi héritage. d'accord Modou Gueye sa taxawaay tey fii ci biir Paris dama bëggoon xam lan moo ko waral da nga ñëwoon pour def mode korité wala da nga ñëwoon pour am formation boo fi doon def wala da nga ñëw nii rek Paris seet ci say xarit lan moo fi sa tànk. waaw xam nga ñun comme dañuy liggéey boo xamante ni maanaam xaaruñu korité xaaruñu tabaski. en long terme la comme ni ñu koy waxee. te ku ne xam ne Paris des fois di nga am ay bagages yu bari yooyu soxla ku mel ne ay basin affaire yoo xamante ni tey boo ñëwee fii mën nga dem Autriche jëli ko. ñëw ànd ak moom indi ko parce que lépp pour satisfaire suñuy clients yoo xamante ni nii tey bu ñëwee Paris loolu moom mooy tax ñu fiy ñëw. ba pare dañ fi am ay frères yoo xam ne largement ñu ngi ñaw. mu nekk loo xamante nii nag c'est-à-dire day yokk suñu liggéey. ndax ku ne xam ne ni boo ñëwee Paris xam nga dëkk la boo xam ne mode mu ngi fiy dox tamit. nga jël ko booleeg ak li nga yor Sénégal. nga xam ne bu ko defee boo demee préparer tabaski bi di nga mën a am loo xamante ni say cliente comme li ñuy wax di nga leen mën a gâter quoi. yaa ngi wax ay cliente mais man su may def ay jéego damay gis ni Modou Gueye il travaille avec beaucoup de célébrités yow sa collaboration ak célébrités yi nan la demee exactement. waaw comme xam nga li ñuy wax rek tey ñoom mënuñu dem sans ñoom mënuñu dem sans ñun. parce que célébrités yi ak ñi nga xamante ni tey yàlla dogal na ñu leen di tudd. ñooy gis suñu liggéey yàlla dogal ñoom ñu bëgg ko. te ñoom tamit comme li ñuy wax rek bëri na léegi nit ñi daanaka ku ciy gis dara ci ñoom da nga koy bëgg a liggéeylu ba tax na ñoom ay porteurs lañ yoo xam ne ni da ngay jaar ci ñoom. teewul nag cliente bi nga xamante ni ñooy gis loolu bu ñëwee tamit ñun dañ leen di privilégier bu baax parce que nit mënoo yam di ñawal rek ci ay célébrité parce que ñoom ay porteurs lañ yoo xam ne mën nañ ñu ubbil indil leneen comme ñun liñ leen di indil daal parce que échange de marchandise la rek ñoom liñ yor lañ yor ñu yor liñ yor ñu nit te buñ ko boolee gis nañ ne day indi dara daal. day indi dara mais le fait que tu travailles beaucoup avec ñoom. Les clientes la personne lambda bu gisee toujours Modou Gueye teneem telle personne moo koy sol teneem telle personne est-ce que loolu du am benn ragal boo xam ne dañuy ragal a ñëw parce que dañuy ragal ne affaire bi dafa cher wala nu mu demee noonu. est-ce que du am benn lu muy jouer au fait bu côté bu négatif plutôt. non parce que xam nga tey des fois. nit mën nga dégg turam rek mu tax nga ragal. mais boo ko seetsiwul doo xam li mu yor lan la
parce que ci ñaw comme li ñuy wax ñaw am na coloré ñaw am na maye ñaw am na xarit ñaw am na maanaam nit ki nga xam ne tollu nga ak moom foo xamante ne nii tey mais li ci ëpp solo ba ëpp solo mooy du artiste bi mooy sol yére bi moo tax mu cher parce que artiste bi ak cliente bi benn lañ ci ñun. kii dafa am lu muy wane kii dafa war a ñëw pour sol pour dem kon ñoom ñëpp ñun benn lañ ci ñun parce que amuñu ci xàjj ak seen. client bi toog këram nag xaw a ragal ndax diw sol na ko ñun jubluwuñ ci diw boobu peut-être dafa nekk nit boo xamante ni nii moo ko war a sol moom waru ko sol ba tax mu cher. mais dañ ciy jublu juste pour publicité rek. pour nit bi bu ko gisee. xam ne lii kat maanaam diw sol na ko mu rafet amaana man su ma ko solee dina rafet. loolu rek lañ ci jublu mais du question client artiste bi. moo ko war a sol pour mu cher ba keneen ki war koo mën a am. ndax artiste bi couleur lañ seq moom it comme niñ ko seqee cliente bi. buñ ñëwee dañ leen di wax prix bi lii lay demee ñoom it ñoom ñu xam ne lii kat buñ ci solelee nit ki dina am lu mu indi échange de marchandise la comme loolu. mais du tee cliente bi tamit bu ñëwee da ciy am wàllam. d'accord mais ak sa renommée fi mu toll est-ce que yow sa yomb na sa ñaw yomb na est-ce que n'importe qui mun na am accès ci sa loxo. waaw xam nga bu la yàlla mayee ci ngay liggéey ci benn affaire. li ci ëpp solo mooy boo ko bu la yàlla dogalee nga xaw ko mën tuuti sax. li ci ëpp mooy boo ci nga mën a dimbale ñëpp. te li ñuy liggéey cherul ba nit ki mënu koo am. d'accord parce que. du question tour bi mooy tax nit ki warta am yére bi parce que métier la boo jàng comme ñëpp parce que tey ñaw dafa yaatu. bëri na confrère yoo xam ne tey lu mel ne boo gisee ñi ma àndal ñëw voyage ñoom ñëpp ay tailleur lañ ay ñawkat lañ. ku mel ne Pape Aw référence couture ñoo ànd ku mel ne Mamadou Joxaane couture ñoo ànd. ku mel ne Abdou Ndiaye suñ benn xarit boo xam ne moo ñuy fournir ay tissus moom moo nekk Chine ak yeneen nit yoo xamante ni tamit ñu ngi Dakar ak. di dem ak suñu yëfu bopp daal. ñoo ñëpp ñoo ànd ñëw voyage boo xam ne mën nañu wax ne voyage d'affaires la pour mën a gën a sukkali suñuy cliente kon tey ñoom buñ ñu ragal ci dara nañ ñu xaar pour lépp parce que tey li ñu yor pour ñëpp la. d'accord kon dañuy wax rek mbokk yi xarit yéen ñi ñuy seetaan Modou Gueye ñawam cherul n'importe qui am na ci accès ku bëgg rek da ngay woote dem mu ñawal la du célébrité fi léegi dañuy ñëw nag exactement dugg ci dans la mode parce que léegi su may xool mode bi dafa évoluer dañuy def tradi fashion. tradi moderne mais Modou Gueye dama lay gis yow ngay travailler comme ni nga ko waxee tout à l'heure les basans les soies et tout ça may gis tamit su may xool benn côté xale jigéen yi gën a vax bi nekk trop à la mode instant bi ñu siy dagg yu graaw ay tailleur ay jupe ay robe yoo xamante ni macha allah est-ce que yow seet xalaat nga ni benn instant di nga mën a virer dem ci côté boobu wala da ngay rester exactement ci fi nga nekk. waaw xam nga ñaaw moom plan de carrière la rek. parce que nit bi mode mooy loo xamante ne ni dañ koy topp. képp koo gis mu nekk ci liggéey bëgg ci yam fi mu yemoon rek bu ñëwee ñeneen ñi ko ciy fekk dañ ko ciy romb. te liggéey li xewoon démb ak li xew tey boo ko boolee da ngay am li nga gën a soxla. parce que li fi nekkoon démb jógu fi parce que moom la ñuy indiwaat. benn ñaar mooy mode bu dee dox da ngay ànd ak moom. parce que bëri na lu nit di sol loo xamante ni bi mu koy inspiré ci comme li ngay wax lañ koy jëlee. parce que nit ñi léegi ñu ngi sol vax yi ñu ngi sol brodé yi ñu ngi sol bazin yi ñu ngi sol soie yi parce que matière la yoo xamante ni maanaam du jóg ci mode. parce que machine moo koy ñaw rek ak xel. te yàlla nag bu la mayee même boo amul lépp sax boo ko bëggee mën na la ci fekk si. looloo tax ñun dañuy topp mode daal bàyyiwuñ dara pare nañ pour lépp quoi. donc ce plan de carrière actuellement loolu la. waaw mooy li nit ñi bëgg ndax ñaw na neex borom piis. parce que nit ñi fi nga nekk boo fa nekkee ne doo fa jóg. ñu bàyyi la fa fekk ji leneen li fi nekk. kon da ngay jël fi nga li nga yoroon boole kaak li fi nekk. daw boole leen jox leen ko ci loolu nga mën a amee maanaam crème bi nga bëgg pour satisfaire leen kaal. waaw léegi damay seetlu tamit benn affaire benn phénomène boo xamante dafa doy waar damay gis ku jug ñëw ne léegi styliste ku jug ñëw ne léegi man créateur la tailleur yi bari lool différence bi bari lool yow loolu lan moo ciy sa jàngat exactement. waaw mais xam nga comme li ñuy wax rek xam nga ñaw moom mooy ñaw. tailleur nag bari na quoi. waaw parce que tamit xam nga ñaw mooy ñi jàngi woon ñaw. tailleur moom man sama jabar mën na ko nekk ku nekk mën nga ko nekk parce que mën nga am say machine ñëw teg ñaw. voilà foofu laa doon waxee. waaw mais loolu nag comme li may wax rek xam nga liggéey boo gis rek am nañu ci yàlla dimbali ñu xam ci dara. mais ñi ci xamul dara tamit ñoom tôt ou tard ñi xam dara la ñuy jëli. juste nag liggéey la nit bu lay liggéey day pare pour lépp.
loolu du ma ci sori parce que tey bu dee ki nga xamante nii bëgg na ko te mënu ko mu dem jàngi ko wa ilaa day wuti ñu ko mën ñoom ñu ñëw defal ko mais liggéey la rek nag parce que juste am na ci koo xamante nii li yàlla tudd ci sa jë ci loolu ngay doxee exact te lu yaatu moom lu dul jeex ku ne xaj na ci waaye juste rek ñi nga xamante ni coono yi ñu ciy am mooy ñi ko jàngul la plupart te ñooñu li ma leen ci conseil ñu dem jàngi ko parce que yàgg naa di wax loolu ndax loo xam ne bu fekkee ne nit ku ñëwul doo ko def jéem ko jàngi ba mën koo def boo ko gisul moom mooy ëpp solo daal mais nag ku ci nekk sa wërsëg parce que du tee ñi ci war a am ku ci nekk li nga ci war a am yaa ngi ko ciy am. D'accord mais depuis tout à l'heure yaa ngi wax dañu war a dem jàng ko Modou Gueye en tant que personne acteur de développement yow yaa ngi liggéey am nga sa atelier yaa ngi ñëw macha allah ñëpp ñu ngi dégg sa tur fu nekk est-ce que benn instant am nga idée pour ubbi benn école de couture pour participer suñu développement jeunesse bi. waaw loolu moom xam nga tey liñ naan sama lañ ci nga sàq mi parce que actuellement fi mu ne nii ci projet boobu laa nekk. daanaka nag soreetul parce que comme ñun yàlla dogaloon na jàngal nañ ñu. te li nekk ci ñun àdduna moom nit ki da ngay nekk maanaam comme li ñuy wax des fois nga gis ku ne référence. te référence boo gis rek réaliser maanaam li mu bëgg a réaliser. ak ay rêve am mooy maanaam même bu doon juróom wala fukk. ñoo xamante ne nii li nga yor mën nga ko def ci ñoom. te loolu dañ ko defoon ci ñun rek te yéene nañ ko ñi nga xamante nii ñu ngi ci kër yi. kon loolu moom daanaka fi mu ne nii ci lañ nekk te daanaka li ci bareetul. waa école de couture moom. ñu ngi ci. suñuy xel képp nag koo xamante ni suñ borom dogal na. nga mën ñu ci jàppale ci idée ci xalaat ci xam-xam ci lépp. ñu ngi lay pare nañ pour di la xaar ndax maanaam daanaka fi mu ne nii ñu ngi ci bu baax a baax. école de couture quoi. incha allah. d'accord Modou Gueye temps yi dama la déggoon États-Unis da nga fa demoon pour def mode wala da nga fa demoon pour def autre chose wala lan moo fa nekkoon say tànk exactement. waaw comme li may wax rek xam nga foofu des fois. comme li am France am Italie moom moo fa am parce que mode dafa nekk loo xamante ni. comme sànq da nga ubbee ci wax ji ne li xew tendance ak mode. te tey ñun dañu war a dañuy voyager. bu ñu voyager gis fa loo xamante ni tey bu ñu ko jëndee. ñëw boole kaak li ñu yor ci réew mi ñu yor. da leen di amal njariñ. benn ñaar mooy di nga dem ci dëkk yooyu fekk fa nit boo xam ne daanaka dina fa def like 15 ans 10 ans. yoo xamante ni tey dina bëgg li nga xamante ni xew na sa dëkkam te mënu cee jot pour ñu mën ko laabiree indil ko wala ñu wan ko te yooyu yëpp dafay nekk yoo xamante ni tey di nga mën a dimbalee sénégalais yi nekk nga xamante ni foofu lañ nekk ak yeneen xeetu dëkk yi nga xam ne muy Guinéen yi muy Malien yi muy Ivoirien yi muy ñëpp parce que dinañ bëgg loo xam ne tey boo ñëwee dimbali leen ci xel ci solu ak lu mën di doon rek dinañ ko bëgg loolu mooy waral des fois ñuy dem lu mel ne Italie dem France dem Amérique ñëw ay dëkk sous région yi sax dañ ciy dem lu mel ne ay Guinée Mali Abidjan fépp la ñuy dem parce que comme bu fekkee ne yàlla dogal na li nga yor ñu bari bëgg ko da ngay jéem a fexe yow noo ko partagé ak ñoom ñu ciy jot. mais dëkk yooyu daal dañ fay dem gis fa loo xamante ni buñ ko jëlee indi ko suñ dëkk. waaw dina am tuuti buñ ko booleeg li ñor dina am ay différence yu bari daal. d'accord mais man dama déggoon ñu ne Modou Gueye dafa am soxna États-Unis. waaw loolu moom dëgg la. dëgg la kon mu leer ci micro Feeling Dakar. loolu yàgg na parce que damay dégg nit ñi di ko werante ñu ne waaw dafa am yor soxna États-Unis wala yoru soxna États-Unis. waaw non xam nga des fois comme li may wax rek dafa am loo xam ne ci vie wu nit la bokk. te doomu aadama boo gis rek li muy dund lool ci dund boppam la. mooy privé boo gisee nag xëy na nit ñi loolu moom muy nekk seen xel. mooy daf ci am ñoo xam ne bu ñu defee dara àdduna bi yëpp yëg ko. mais am na ci ñoo xamante ni loolu li ñu war a yëg ci yow mooy li nga xam ne mooy li ngay liggéey. mais li ci des loolu sa vie la. parce que dina tax tey nit bi nga xamante ni xamula woon déggu la. li muy xam ci yow mooy li ngeen séq. mais am na ci ñoo xam ne nag séqu leen lool mais mën na la xamal li ngeen séq. muy sa privé nag moo demee noonu parce que boo nekkee personne publique il faut que tamit nit ñi di xaw a gëstu sa vie privée da ciy bokk pour xamal la tuuti te dafay neex ñi nga xamante ni ñoo lay bëgg pour xam ci looy dox ak ci li ngay yëngu. waaw loolu tamit am na ci solo nag parce que xam nga àdduna moom. nit bi ñuy bàyyi xel chaque jour rek moo tax comme li may wax conseil la boo xamante ni muy ñun ñëpp. ñi nekk ci mode nit lépp lu muy def rek na ciy bàyyi xel quoi di ci sóoraale ndax lépp lu xas a génn. wala mu am fu mu dugg wala nga wax ko ba nit ñi dégg ko rek. dafay jër a sóoraale daal parce que nekkatoo yow kase. parce que exemple nga boo xamante ni àdduna yëpp nañ la bàyyi xel. ci nga war a def lu baax. nit ñi di ci teg seen bët.
kii yàlla nag moo yor ay dogalam ñuy maytu di def yoo xam ne bu ëllëgee maanaam nit ki su génnaatee fi mu war a génn rek parce que kenn mënta nëbb dara ci àdduna bi. su génnee fi mu war a génn rek maanaam waxuma la yow mais sa famille duñu rus. say mbokk yi duñu rus say am di jàmm say cliente yooyu yëpp duñ ci rus daal te loolu ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax. d'accord on va venir un peu parler de Modou Gueye et les célébrités parce que tamit Modou yow dama gis ni Wally sa xarit la Pape Diouf sa xarit la ñu nekk ci Viviane pareil mais coow bi am toujours entre Wally Seck Pape Diouf jàppal Wally bàyyi Pape Diouf yow en tant que acteur boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp say xarit nga nekk au milieu yow loolu nan nga koy dundee. waaw non man loolu bëriwuma ci lu may dund quoi parce que man gisuma loolu. waaw wax dëgg yàlla ay ñaar ñuy def yi yëf man gisuma ko ci Sénégal quoi franchement parce que nag loolu xëy na lu nit ñi di wax la. mais toogaguma ak Wally ba mu wax ma ci Pape Diouf loo xam ni du noonu toogaguma ak Pape Diouf ba mu wax ma ci comme li may wax Wally noonu quoi ci Wally dara. loolu nag c'est-à-dire xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa ndaw. li nekk ci xelu nit ñi la ñuy bëgg a dundal nit ñi quoi te ñooñu mën naa am sax nekkul seen xel. man nag côté boobu duma ci sori quoi parce que nekkuma fi pour Pape Diouf buy xuloog Wally. nekkuma fi exemple pour Wally buy xuloog Pape Diouf dama fi nekk en tant que nit boo xam ne même bu loolu amoon parce que xam naa ne loolu amul. même bu loolu amoon sax dina nekk loo xam ne yaakaar naa ne ñoom ci seen biir dinañ ko mën a lijjanti. sans autant que nit ñi di ci wax parce que nit ñi ñoo mandootul rek mais yooyu yaakaar naa ne amul dara lu ci ama nit ñi ñooy wax seen fans yi ku nekk mooy xëcc bi benn côté. waaw li ma yaakaar. xëy na mais man gisuma ko daal parce que nag xam naa man li ma nekk ci beneen côté la quoi mais li ma nekk ci ñaaw la ak yooyu mais daal musuma toog daal bay tooguma ak sax nit yuy waxtaanee yooyu wax dëgg yàlla. parce que ñun dañu am benn comme li ñu gars yi di tooñee association boo xam ne xadara la ñuy def. mooy toog di waxtaan ci suñu bopp. waaw te keneen ku ñu nar a indil yëfu keneen moom dañ la ciy seppi ba mu set rek tegaat la ne quoi parce que ñun amuñu temps boobu. ñun ñëpp nag suñuy frère lañ kii maa ko mag xëy na kii moo ma mag mais juste rek kuñ ci jot rek dañuy conseiller mbaa ñu conseiller leen daal ñun daal ànd nañoo ak ñëpp di liggéey parce que liggéey moo ñu booleeg ñëpp mais amuñu ci xàjj ak seen ci kenn artiste Sénégal yëpp nag. parce que ñëpp ku ñu woo buñ fa waree dem sentir fa suñ bopp dinañ fa dem. waaw nekkuñu fi pour kii wala kee pour ñëpp lañ fa nekkal. waaye Modou li xew Sénégal instant bi nan nga koy dundee affaire politique bi pétrole bi et tout ça lan moo si sa xalaat. non man nag loolu fekkuma fa quoi wax dëgg yàlla. mais yaa ngi dégg écho yi yaa ngi fii mais je pense que ni nekk France rek taxul nga tëj sa kanam ci Sénégal yaa ngi xool actualité bi yaa ngi xool li fa xew en tant que citoyen sénégalais koo xamante ni tamit c'est un porteur de voix on peut dire ça lan moo ci sa gis-gis. waaw man nag damaa xamul affaire yi nu mu demee wala sinon boo ma ko leeralee rek dinaa ci jéem a xam quoi xaw ma nu mu demee quoi parce que tamit nit doo wax loo xamante ni wóoru la. fekkuma fa. te fi mu ne boo ma laajoon nu mu demee xaw ma kan ak kan la xaw ma loolu. actualité boo génnee Sénégal pare na. waaw peut-être dinaa xool ci internet bi mais la plupart yooyu bàyyiwuma ci xel nag wax dëgg yàlla. parce que xaw ma affaire xam nga loo xamul nu mu demee. doo ci mën a wax xëy na su ma yeggee ba Sénégal laajte information yi nu mu demee. xëy na dinaa ci bëgguloo ci wax rek nañ ne Modou bëgg ci wax. non parce que bañu ma ci wax sax xam nga man citoyen la sénégalais la boo xamante ni dama bokk ci réew ma. kenn du ma fa génn ndax gay laa sant. te sama papa fa la juddoo sama yaay fa la juddoo fa laa juddoo. kon am na ci loo xamante ni su ma demee ba mu leer ma dinaa ci mën a wax. mais waaw kay dinaa ci mën a wax loolu day jar sax ñu def ci émission boo xam ne ni moom spécial lay nekk pour loolu. d'accord kon dañuy tëj parenthèse boobu Modou kan nga mus a solal ci célébrité yi ba taxaw xool ko kontaan te doo ko fàtte. waaw man nag xam nga man lu ma jaaxal ci sa waxtaan c'est que moom dafa cité célébrité yi léegi man bëggoon naa xam luy célébrité. ba parce que man damay gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci kaw scène bi ñu leen di gis ci télé yi di leen dégg ci rajo yi di leen gis ci internet bi xam nga man kenn gisuma soo ma solaloon kenn du xam ne Modou Gueye moo ma solal mais boo solalee benn certaine Coumba Gawlo benn certaine Viviane ou benn certaine Titi nit ñi dañ koy xool apprécier foofu laay waxee exactement. c'est-à-dire comme li ngay wax parce que daf ci am loo xam ne. du neex a expliquer. suñ nee nit yëpp a yam rek c'est-à-dire kenn du am cër. te ku ci nekk am na loo xam ne yaa ngi ñu koy servir te ñoom ñëpp benn lañ ci ñun mooy cliente yi parce que ñun dama koy faral di wax ñun suñu ay cliente dañ leen di gâter dinañ waxtaan ak ñoom. dinañ leen laaj seen avis dinañ laaj seen bëgg-bëgg te di jéem di leen defal lu baax ba pare di leen maanaam fexe di leen liñ naan le client est roi te kon loolu yëpp su fekkee nit ki demee na noonu
te am na ci ñoo xamante ni tey boo tuddee célébrité di tudd célébrité dañuy dem dañuy fàtte ne ñoom bokkuñu te ñoom ñooy doole yi. mooy cliente yi nga xam ne dañ ne ba ay sœur ngeen di nekk ay frère ngeen di nekk ay partenaire ngeen di nekk te ñoom dinañ la yéene loo xam ne comme li la célébrité yi yéene comme ni nga koy waxee. kon ñoom ñëpp benn lañ ci ñun. sa côté rek muy Abdou Ndiaye borom Chine di doomu nday Modou Gueye borom Elita Couture Abdou est-ce que Modou Gueye neex na àndal. waaw soxna si maa ngi lay nuyu waaw Modou neex na àndal parce que Modou xale bu am jom la. nangu naa liggéey te bëgg na lu baax te xam na fu mu teg bëtam maa ngi Modou yàgg nañ bokk nañ place Touba Sandaga di liggéey yàlla dogal na ma jóge fa nekk installé en Chine di fa def sama business. te ba léegi dara ñaawul macha allah quoi. macha allah waaw. lan ngay témoigner ci Modou exactement. li may témoigner ci moom xam naa ne ku am jom la. ku nangoo liggéey la te ku bëgg lu baax la. waaw. wax na ci dossier yi nag moo gën Modou du fa baax Modou nangam wax leen ay dossier lañu bëgg. comme yan dossier. waaw si dossier yi rek li nga xamante ni Modou lan la mos a def si lu garaaw mos ngeen xeex mos na def benn affaire boo xamante ni saa yu nekk da nga koy tooñee wala yooyu quoi. non mos la ñoo xeex moom. waaw mos la ñoo xeex mos a moom luñ xeex ak luñ xuloo après dañuy àndaat. da ngeen di àndaat. waaw. waaw. Modou moom sa doomu ndey la. non sama doomu ndey la macha allah en tout cas témoignage bi rafet na. waaw ñu ngi fii si biir restaurant Aliou Khalilou ñu fekk nag Modou Gueye mu toog ak doomu ndeyam Pape Aw borom Elita Couture Pape noo def. waaw ça va maa ngi sant bu baax di gërëm waaw comme ni nga expliqué rek man it tamit Modou mun naa wax ni bu may wax si moom sax xam naa ni du jeex quoi ndax maa ngi moom depuis nan laa ko mën a waxee waaye depuis xale waaw maa ngi moom ñu bari sax dañoo defe ne métier tailleur bi moo ñu boole mais maam moom fi ñu jaar mënu ma ko expliquer daal parce que mun naa wax ni ñoo demandoo galerie bi ma loolu defe naa 96 la defe naa yàgg na 96 ba léegi ñoo nekk di ànd yàlla dogal ni tamit lu rafet rek laa xam si moom lu baax rek laa xam si moom parce que maanaam comme li ma la wax rek nit ki li mu lay defal si teraanga mënoo koo wax mais mun naa wax ni sama première ñëw France fii si moom la jaar waaw sama visa bu njëkk 2008 si moom nii la jaar kooku tuddee naa ko doom tamit parce que waaw comme mun naa wax ni war naa mën a tëj sax wax bi tuddee naa ko doom comme xam nga ne maanaam lu rafet rek laa xamante ni moom laa gis si moom man yàlla dogal ni nag moom dama mëneewul wax comprendre nga mais nag moom dama koy ñaanal rek yàlla bàyyi ñu fii di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal sama xarit yi ma toogal ku si mel ni Abdou Ndiaye Teranga borom Chine Mamadou joxaane Couture ñeneen ñi nag ñëwuñu ku mel ni Zal Création Mbaye Diagne moom it tamit mi ngi ba Venetia sunu doom day sunu xarit te Thier tamit moom dama koo bëgg ba bu may wax si moom duma xam lu may wax daal maam Thier waaw sunu tapissier bu mag bi waaw léegi moom sax moom mi ngi biir Paris fii la nekk samp gérer ay affaire am moom it dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm daal maanaam daal ñun suñu ànd bi yàlla nañ ci yàlla defal xéwal ak gudd fan daal man daal gudd fan laay ñaan daal buñ ko ñaanee defe naa ni lépp dina sotti daal ci jàmm. waaw Modou duñ dem nag te laajuma la dernière question bi yow est-ce que da nga am ay projet fii Paris tu prévois de faire des défilés ou quelque chose wala ubbi fi benn magasin tailleur comme ça ku la soxla rek soxlawul mu yónnee ba Dakar dafay ñëw fii wala benn lan mooy sa projet exactement sur Paris. waaw Paris comme li ñuy wax rek déjà waxuma du doon Paris kese parce que xalaat nañ def benn affaire Paris Londres Italie déjà ñu ngi préparer défilé bu mag boo xam ne nii am na nu muy demee dinañ ko annoncé. peut-être ay côté décembre. te loolu yëpp xam nga ñu ngi ci bëgg a ànd ak Feeling Dakar te loolu yëpp moom nekk na loo xamante ni comme li ñuy wax rek parce que dañ bëgg a indil waa Paris loo xamante ni tey képp ku nekk dañ ci mën a gis sa bopp. te loolu am na solo daal ñu ci bàyyi xel bu baax a baax. kon ñun waa Feeling Dakar ñu ngi koy xaar di xaar exclusivité bi fii nii ci événement boobu noonu. waaw ñu ngi ci nag parce que déjà comme li may wax rek ba pare tey ku mel ne waa le Fadilou ñoom it ñu ngi leen ciy xaar parce que liggéey moom noonu la rek ñoom it ñu leen di remercier bu baax nag parce que nekk nañ ñoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñoom it Feeling Dakar moom bu ñu leen wax parce que
ñoom c'est nous quoi. c'est nous dans nous. c'est nous dans nous, yes. exactement waaw Modou dama lay bàyyi rek nga def sa dernier mot. waaw comme li may wax parce que tey dañ naan dafa am ñoo xam ne ñoo ñu dooleel parce que dañuy liggéey ci benn famille boo xam ne famille bu mag la. Héritage Couture ku ne xam na ne nekk nañ ñoo xamante ni maanaam du Modou rek moo ci nekk. waaw bëri nañu ci nekk famille bu rëy ku mel ne maa ngi gërëm madame Diop Héritage ku mel ne Baye Faye sama frère Khadim ñi ci nekk ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi ciy jàpp papa ba ku lim juum daal ba ci maalaw xale yi di leen xamal ne nag liggéey moom li may wax rek du jeex quoi di gërëm cliente yi di leen bëgg a xamal ne nag képp ku ñu bëgg a jot maanaam mën nga ñu woo ci 00 221 77 643 80 59 fixe bi 33 868 62 71 beneen téléphone bi 00 221 78 636 02 03 mën nga ñu jot ci Instagram Héritage Couture mën nga ñu jot ci Facebook Héritage Couture mën nga ñu jot ci Snapchat Héritage Couture mën nga ñu jot ci WhatsApp ak numéro téléphone bi 643 80 59 di leen xamal ne cliente yi nag amuñu seen fay. waa di gërëm ñëpp ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk Paris Italie Sénégal ñi nekk Touba Koungheul Dakar Diourbel fépp ci àdduna képp ku fa nekk rek waaw ñu ngi lay woo di la xamal daan héritage lépp lu muy def rek pour yéen la waaw di remercier ñëpp nag waaw. waaw mbokk yi xarit yi comme ni mu ko waxee rek Héritage Couture nag disponible na si réseau yëpp mi ngi si Instagram mi ngi si Facebook mi ngi si Snapchat donc ça a été un plaisir de recevoir ki nga xamante ni moom mooy fondateur bi muy Modou Gueye. voilà dama lay wax rek en tout cas merci beaucoup. waaw juste rek boo gisee may wax nag xam nga dañ naan li tax interview yi ma mës a def yëpp li tax bii gën ma ci neex. mooy sama frère Bamba. moom Bamba Diop. moom mooy ki ma njëkk a jël défilé ci anniversaire u Sida. loolu dama ko fàtte mukk année bi nag xaw na yàgg. yaakaar naa c'était en 2006 ou 2005. kon loolu du tey lu yàgg dëgg la te moom. li ma koy wax rek nee naa ko sama frère nga sama lépp nga te li nga yàgg def ci man xam naa ne mënuma la koo fay waaye dinañ ko jéem parce que nit ku baax la koo xamante ni yàgg na ci jàpp daal te du tey kon lépp lu ñuy liggéey rek pare nañ pour ànd ko moom suñu frère la damay nekk ba Dakar muy liggéey fii liggéey yu mucc ayib yoo xam ne loolu il faut ñu wax ko nag parce que dafa am solo ni waaw bu la defalee dara nga wax ko waaw di gërëm sama jigéen waaw feem xam nga moom it borom feem la waa gis naa ko ak sama xarit xam nga Seyni Diop moom sama nijaay la ndax sama yaay Diop la sant waaw di leen gërëm di leen sant bu baax quoi di gërëm équipe bi yëpp waaw kontaan nañ trop macha allah. macha allah ñoo la gën a kontaan waa kon mbokk yi xarit yi fii la ñuy jeexalee dañ leen jox rendez-vous ba beneen yoon sur votre émission Femways sur feelingdakar.fr et Feeling Dakar TV à bientôt bye. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information